ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax fi. Télévision Futur Média ñi ngi leen di nuyu ñi ngi dellu si di leen nuyu ci seen émission Faram Facce ni ñu koy amalee àllarba bu jot ci waxtu bi mbokk yi ñu ànd ci ak yéen muy émission boo xam ni Télévision Futur Média daf ko indi ngir faram fàcce actualité politique gu réew mi ku ko wax nag ni ma koy waxee xam nga ni ku wax politique di nga wax li nga xam ne yëpp moom la ëmb moom politique ku ko wax di nga wax éducation di nga wax tàggat yaram di nga wax wérgu yaram ndax ku ne xam na ni politique moo ëmb yooyu yëpp loolu mooy li sabab seen émission Faram Facce ñu koy amal àllarba bu jot ci waxtu wi. tey nag ñu am ci mbégte recevoir ki nga xam ni moom moo jiite gouvernement bu Sénégal premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne moom la ñu recevoir mbokk yi tey seen émission Faram Facce ak télévision Futur Média premier ministre maa ngi lay nuyu. asalaamualeykum Pape maa ngi lay nuyu di la gërëm ci sa invitation tey bi. di profiter di nuyu mbokki Sénégal yi yëpp réew mi yëpp di ñaan suñu borom yàlla def fi jàmm ni mu ko mës a defee. jàmm di fi am ba incha allah it li nga xam ne moom lañ dugg di jongante nga xam ne le 24 février incha allah sénégalais dong mooy gañewaat yàlla nekk nag Macky Sall mooy sama candidat. yàlla def ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabil alamin réew mi continuer di dox. maa ngi profité di nuyu téléspectateur. merci. rajo Futur Média jërëjëf PM ñu fàttali ni àllarba bi ñu génn nag gis ngeen ni amoon nañu émission boo xam ni Seydou Gueye ak Boubacar Camara ñoo ko waroon seq waaye malheureusement ci guddi gi ci la Seydou Gueye am jafe-jafe mujjul ñëw loolu moom moo waral ñu defal leen rediffusion bi ngeen xam ni giseen ko keroog ñi ngi ciy jégalu bu baax ci àllarba jooju nga xam ni ci la ñu génn PM loolu sax dama siy taxaw à la décharge nag de Seydou Gueye. parce que wax dëgg yàlla lu ñu mën a wax certes moo yor kaddu gouvernement bi yor kaddu parti bi ku disponible la à sa décharge mais dafay jafe parfois ci journalistes yi moo xam télévision la ma presse écrite pour que ñu teg loxo ci ñi nga xam ne ñooy sa ay ministre pour ñu wax ak askan bi c'est-à-dire loolu problème mu lan la incompétence la ci ñoom wala stratégie de communication la lan moo tax muy jafe comme yow yaay seen kilifa. déedéet mukk président dafa woote le temps de l'action liggéey. ok ñun suñu gouvernement liggéey lañ gëm. man ci sama bopp doo ma gis defe naa ne latewuma ci télévision yi. ministre yi noonu. non mais loolu du latte aussi PM loolu du latte. déet bilan bi président am tey. waaw nga xam ne fu mu dem. bi mu tàmbalee bi mu jógee ba léegi. fu mu dem gis ngeen mbooloo mi. loolu li ko andi mooy bilan dafa am waxtu liggéey am waxtu wax. fii mu nekk nag defe naa liggéey bi nga xam ne. président liggéey na ko ci réew mi non mais PM loolu PM li nga baal ma non li ngay wax ni nga baal ma mais dafa xaw a yomb. parce que bu fekkente ni da nga ko bëgg a teg rek ci. waxtu wax dafa jot askan wi aussi parfois dañuy bëgg ngeen wax ak ñoom. ci fan ngeen loolu du ngeen xaar rek ba campagne jot nga ni mooy waxtu wax. pour ngeen wax ak ñoom Pape tey boo jógee fii jëm Touba. jaar ci Ila Touba bi. Ila Touba bi xal na boppam. ku xool fii 2011 problème mu courant yi amoon ci réew bi ba émet am fi. tey defe naa ne wàññeeku na bu jeexul. ba léegi ñuy exporter sax courant Gambie. toolu courant yaa ngi ci réew mi fu ne boo demee bokkal gis kawoon noonu Malicounda noonu defe naa ne kat liggéeyu président waxal na boppam. d'accord alors xam naa ni dinañ am peut-être beneen occasion parce que li nga ma ci wax convaincre moo wax dëgg yàlla. parce que dafay jaadu aussi journalistes yi di mën a teg loxo ñi nga xam ne ñooy ministres yi ci dossiers yi exemple bi nga joxe ci autoroute Ila Touba bi am na solo mais am na ci ay questions yoo xam ne war nañ ko leeral askan wi. donc loolu yaakaar naa ni boo ñu ko mënoon a yombalal. ci sa gouvernement bi it am na porte parole. Seydou Gueye mooy suñu porte parole. defe naa ne boo ko soxlaa nag mercredi day difficile. ndax mercredi bii passé ci la doon conseil des ministres def nañ ko bi ñu paree porte parole du gouvernement mooy bind communiqué bi yóbbul ko président modifié ainsi de suite xool ndax li ñuy wax keroog ci conseil des ministres ak li communiqué bi génne méngoo na après moo koy distribuer mercredi du bés boo xam ne moom di nga mën a yomba jot Seydou Gueye. yaa ngi leen di défendre. déet yaay seen patron mais askan wi mooy sa patron yow mais yow askan wi mooy sa patron. man déet askan bi kenn la tànn askan wi sax mooy patron wu sa patron. voilà askan bi kenn la tànn. ok mi ngi tudd Macky sant Sall mooy président de la République. ok moo kooku la askan wi tànn. gouvernement dafa nekk ci wetu président di ko jàppale ci liggéey bi. constitution bi dafa leer le président de la République. détermine la politique de la nation mooy joxe gis-gis bi. loolu président mooy mi ngi tudd ci moom. plan Sénégal émergent. gis-gisam. vision ok lu mu bëgg ci réew mi. loolu la askan wi validé woon. ndax PSE mooy yoonu yokkute. d'accord tey PSE évolution bu bees bi moom la andi teg ci tabal ci.
te defe naa ne askan wi dina ko valider. d'accord alors PM. Inch'Allah. C'est vrai ñëw nga fi ak casquette premier ministre mais ñëw nga fi aussi ak casquette politique loolu ak situation bi mënuloo ko bañ loolu day tax ma dugg un peu ci seen parti jamono ji doon na fekk ñu xam diw mooy directeur de campagne diw mooy directeur de campagne feneen mais ci seen parti seen coalition ba léegi dafa leerul. leer na nañ président moom amul ay directeur de campagne ak yooyu gëmu ko. mais ci législative yi amoon na ko muy Mahammed Boun Abdallah Dionne du ma woon directeur de campagne. non yaa ko coordonné. déet damaa nekk tête de liste. waaw loolu c'est différent amoon na directoire de campagne buy liggéey. fii mu nekk nii li nga xam ne moom la askan bi soxlaa xam mooy ñan ñooy candidat ñun suñu candidat mi ngi tudd Macky Sall. nekk président de la République sortant liggéey ci réew mi. ka nga xam ne nag mooy toppatoo organisation meeting yi kay toppatoo cabinet président kay topp loolu lépp. dañ koy mettre en facteur. waaw mais PM aussi xam nañu gis nañu ay élection ba tàyyi moom nekk na directeur de campagne ba tàyyi moom président Sall suñ ko gisul ci seen coalition dafay mel ni dafay jox dëgg ñi jàpp ni seen parti bari na coow armée mexicaine la dafa bari ay ñoo xam ne ay généraux lañ ci seen question coow waaw c'est le temps du président fi ñu toll nii candidats yi juróomi candidats yi ñoom la réew mi di déglu ku ci bokkul man bokkuma ci keneen ku ci bokkul it bu la neexee ngay wax lu la neex wante ala kulli yàllin juróomi candidats yi c'est le temps des candidats. loolu mooy dëgg. logistique bi nekk ci gannaaw candidat bi ak moyens humains yi mu am loolu c'est pas important ñi ànd ak président coalition Benno Bokk Yaakaar qui est la plus grande coalition politique du pays yore réew mi juróom-ñaari at. waaw coalition boobu c'est ça la force. du candidat Macky Sall. D'accord. C'est pas son directeur de cabinet de campagne de ceci de cela déedéet. donc mën nga wax ni benn coow werante amul ci diggante Mahammed Boun Abdallah Dionne ak Aminata Touré ci xëcc. mais Aminata Touré sax mu jigéen la man dama kontaan ci ni muy jàppale président. man it ma koy jàppale. Amadou Ba di jàppale fii Diène Farba Sarr di jàppale fii keneen noonu. militants yi ñun ëpp ñu leen pouvoir ci parti bi. ok te soxla wuñ ko. d'accord suñu kilifa moo soxla. mais dem bis bu nekk damay wax ak Aminata Touré di wax ak keneen Souleymane Jules Diop ba nga fële ànd ak président dañuy wax bis bu nekk di SMNT di liggéey ensemble ci objectif bi ñu am mooy liggéey bi nga xam ne président sumb na ko ci réew mi. Sénégalais yi kontaan ci ñi ciy sant yàlla ndax yàllaa ko jox xel mi. d'accord li important tey mooy. nan la ñuy jaayee suñu candidat ci réew mi. ak espoir bi muy porté. d'accord pour incha allah le 24 février 2019. ñu joxaat ko lenge yi. waaw dinañ ñëw ci loolu. ndax important dinañ ci ñëw ndax dina yomb. ndax dina yomb foofu laa bëgg ñu taxaw fa. campagne bi dafa ubbi ndox amul ci capitalu Sénégal. ndox dafa comment dirais-je encore campagne bi dafa ubbi ñu am jafe-jafe ndox. ndax loolu ci non. loolu tam ñoo ko dund. Pape demewul noonu lu yëngatu la ko yëngal ko ëpp doole. du question campagne bis bu nekk loolu am fii ci chantier. mais coïncidence bi laay wax tombé dafa waral ay gaaf. waaw mais fii mu nekk loolu mi ngi am ba léegi. ma ne dañoo am chantier yu ñuy def. ca biir chantier mu am forage bu ñu doon testé di gas far fekk fa tuyau ouvrier ba ku ca doon liggéey bënn tuyau ba 24 heures problème ba ñu réglé ko loolu kay accident bu ni mel dégg naa keroog ñu naan. benn candidat naan man bu ma faloo accident yi dina wàññeeku ndax bërki démb ñoo ngi jaal li xew président def na ko yónni ministre de l'intérieur ñoo ngi jaal li xew fii bërki démb Sicap ay xale faatu fa président yónni Aly Ngouille Ndiaye pour mu dem seeti famille bi ordonné ko it enquête mais dégg naa benn candidat naan moom bu fi toogee loolu dootu fi amati ma ne waaw bu léegi de xanaa am na candidat yoo xam ne bu ñu toogee xëy na taw dootu am wala taw dafa am accidenté yoo xam ne nag dafa am ay accident yoo xam ni càggante aussi moo koy indi comme lu mel ni ci wàllu tuyau bu bënn wala leneen mais loolu mën nañ jàpp ni itam càggante mën na koo indi lu toll ni ndox ni mu vitale Pape sa kër wala sama kër bu sama tuyau sama laaw bu bougé woon mu andi plombier mu ne ko répareel ma muy liggéey bën naa leen dara loo xam ne yàq na loolu sama sàggante la man mi moom kër gi déedéet non exemple bi nga joxe ci kër yow mi yor réew mi yow mi moom kër gi ak yow mi yor réew mi yow condition yi nga war par exemple yow li nga war a jël ci ay matuwaay bokkul ak sa mais matuwaay kay mënta passé xanaa joxe carte yaag plan yaag yëpp mais ki yore machine am di bënn bu demee moom ba
xëy na bënn lu ëpp ba andi accident bu ni met problème bi mooy accident mënta wees wante muy SONES SDE di ministère de l'hydraulique matukaay yépp lañ daal di jël régler loolu mu féete ñu gannaaw defe naa ne am na ku fi yore woon si wa dugg biir université ca suba ga war naa delloo si xelam xam ne te looloo ñu différencier ak candidat yi suñu candidat yi Macky Sall parle au peuple sénégalais les autres candidats parlent à Macky Sall loolooy différence bi. moo tax seen message bi mais c'est normal. nañ génne seen mais c'est normal ñoom bu ñu waxul Macky Sall. waxuñu ci bilan Macky Sall ci lan la ñuy wax. mais boo yoree siwo. waaw dem ne ndox manqué na. waaw yow looy def pour andi ndox Macky Sall dafa jël 274 milliards. KMS 3 andi usine bu bees boo xam ne 200 000 mètres cubes d'eau lay andi fii ci triangle Dakar Thiès Mbour Macky Sall lu mësta am Sénégal ndoxu géej ñu def ko ndox mu ñuy naan usine de dessalement d'eau de mer départ 50 000 mètres cubes ñu war koo doubler 100 000 mètres cubes loolu c'est les réponses structurelles que Macky Sall a amenées au pays. li nga wax yëpp terewul nga dugg ci ay gox yoo xam ndox amu fa wala nga dem fii rek ci banlieue bi nga fekk ndox moo xam ne doon ndox mu baax. ndox mu bon lay doon daanaka. parce que ndax xet gi ak melokaan bi. Pape xam nga luy différence su gars yi fu leen sama candidat ma ne ñoom tey la ñuy doog a gis nu réew mi tëddee depuis indépendance koo fi gis léegi dem na ci néegu ñax génn photo ni ko président Macky Sall defe woon def ci sa Facebook loolu taxul nga joxe réew nga jël ci réew mi président Macky Sall 80 000 kilomètres 2 fois le tour de la terre la wër ci biir Sénégal jël askan wi li ñu soxla fépp fu ndox manqué wala piste de production wala courant moom xam na ko ba mu ñëwee mu lal PUDC loolooy PUDC di tey mi ngi fanaan fi mu nekk Matam région de Matam boobu problème mu ndox lañ amoon fu ne Wuru Sidi feneen ca biir Kanel président def dafa ay château d'eau ak i forage andi na PUDC 2 lancé ko Casamance léegi PUDC 3 sax la ñuy wax. loolu yëpp muy ay milliards yoo xam te candidat yëpp d'accord nañ ci ñoom ñëpp nee nañu PUDC baax na mais PUDC boo nee baax na mooy d'accord nga ne mar bi amoon ci réew mi. loolu Macky Sall réglé na c'est lu relatif la parce que doone candidat yëpp d'accord nañ ci itam. ñoom ñëpp de wax nañ ko amul lenn loo xam ni itam moo lay wax ni candidat yëpp d'accord nañu ci. ñoo ko wax non yow yaa wax ni candidat yëpp d'accord nañu ci. Adama naar yaa ngoog. d'accord ñoom ñoo ko waxal seen bopp. waaw léegi dañu ñëw ci 14 presque candidats. waaw ñu daanu ci 5 candidats. ndax loolu du dellu ginnaaw ci démocratie PM. déet xam nga Amérique ñaata candidat fay am. non man Sénégal mais man Sénégal laa lay wax aussi parce que man Amérique seen ñaari candidat lañ mës a am. Pape seen ñaari candidat lañ mës a am. mais fii. Pape waaw. 47 listes ñoo dem législative. waaw mais loolu dafa taaral démocratie. 2500 listes dem municipal ya ko jiitu. waaw mais loolu c'est normal aussi. ah déet ci réew moo xam ne matuñu fukki millions ak juróom-benn. fan ngeen nekkoon bi ñuy am 300 et quelques partis. ma ne loolu kay dañ ko fay fekk. waaw mais li ngeen fi fekk li ngeen fi bëgg a dindi ngeen ko fi. ma ne ñaata syndicat fi amoon. ngeen dem ci élection réglé ko. fexe ba ñu rationaliser loolu mooy liggéey li sama président def. ngeen dem rationaliser dama ne sama président ko def. ok avant ñaata syndicat fi nekkoon. parce que soo fekkee nit mu yore syndicat muy dox nga ñëw tas ko def ko fukki syndicat soo fekkee nit yore parti muy dox nga tas ko def ko fukki parti bu yàggee loolu mu am moo tax président bi mu toogee mu ne ca référendum ba sax à la kulliyalin il faut classe politique bi toog ñu waxtaanee rationalisation des partis du nombre des partis politiques ñu waxtaane ko def nañ ci ay proposition am na loolu it président Macky Sall suba ba ngoon démocrate la kenn mënu fee wax non ci ne créé na ay parti wala tas non mais ci acte yi 47 listes boo nee démocrate la bu ñu taxawee ci acte yi mën na nekk beneen affaire acte yi kat dinañ ko xool 47 listes man daaw 1 an et demi ci gannaaw dem nañ législative ñu nekk 47 listes mujj gi dañoo mujj woo conseil constitutionnel ne ko avis lañ soxla pour que booy voté nga jël rek juróomi kayit juróomi bulletin. ndax sinon loolu aussi ñu ne jalgati la. parce que loi électorale bi loolu waxul loolu. mais xam nga yoonu conseil constitutionnel nekku ci. loo ci bëgg a def demee ko assemblée nationale. loolu yomb na. waaw wax. wante lii nga xam ne moom la conseil bi man loo gis rek
dama caa gëm spécialiste ba. waaw man sama bopp du ma jël garab boo xam ne docteur waxuma ko. ndax jànguma médecine. yow mii loolu laa lay digal. waaw mbiri droit. ak constitution am na dem ci maa mën. waaw am na ñu dem ci maa mën conseil constitutionnel maa mën lay doon parfois. déet lu nekk gis nga. tey soo demee. bu la neexee nga dem ci yenn marché yi jënd garab jël. wante lu la ca fekk it fekk la ca. loo gis am njàng la. nañuy respecté it docteurs yi ci mbiri médecine nañuy respecté le juge constitutionnel ci xam-xamam ak ay attribution. bu fekkee ku nekk da nga culture de respect dafa am dañoo respecté ku nekk la nga doon rek bu yàggee réew mi dem kanam. conseil constitutionnel joxe woon na avis ñu permettre ñu nit ñi mën a voter élection présidentielle nag war a taxaw. dañuy bàyyi nekk fi 200 candidats bu ñu nekkee 200 candidats vote du am bu vote amul ñu daal ne la xewoon Côte d'Ivoire kat. wala feneen parrainage rek moo ko mën gàllankoor. parrainage rek ngeen am comme pexe. mais mu ma ñëw rek bu ñu daal di ne la xewoon Côte d'Ivoire nga xam ne xëy nañ fa suba nit élection passé na mu nekk chef de l'État mais mënul ne président de la République la kenn falu ko mais mu nekk chef de l'État mu continuer ay at kaw institut constitutionnel boobu su nombre candidat koy andi mënoon nañ fay nekk 200 candidats bloquer l'élection de fait nañu xool bis bi ñu ne candidat à la candidature tijji nañ ko. téeméer ak ñeent fukk daanaka ci ay. ñoo dem jëli ay fiche. téeméer ak ñeent fukk jëli fiche. mais téeméer ak ñeent fukk bu ñu waree voter. c'est impossible même bu doon woon bulletin unique. ñëpp mën nañoo bañ a am 30 millions. déet boo ne 30 millions su fekkee par exemple main invisible am na. parce que mais invisible am na du ñëpp nag Pape du ñëpp ñoo jóg rek parce que ku nekk xam nga ki la man daal ne candidat la mais invisible ba la nekkal candidat kay mën na laa jox 30 millions réew mi fi mu toll pétrole feeñ fi gaz feeñ fi bi président Macky Sall toogee léegi mais nit mën ngaa dem sax ci société mais mu créer 50 candidats loolu dañuy bàyyi ñun suñu réew rek toog noonu gaa ñi jël lépp vendanger ko duñ ko nangu Pape. réew mi déglu ma ñëw rek non yaa ngi bëgg a dem non yaa ngi bëgg a dem nag ci dictature. duñu ko nangu non si duñu ko nangu muy fekki kaddu yi waxoon naa bañ naa bëggoon a andi. non mais duñu ko nangu nañ ko waxtaanee moo gën duñu ko nangu mais dañ ko waxtaanee fañ ko war a waxtaanee nañ ko waxtaanee moo gën duñu ko nangu PM. waaw te nag kaay ma wax la. waaw nañ ko waxtaanee moo gën duñu ko nangu dañuy waxtaan waaw Pape dañuy waxtaan. pour ñu waxtaan. dañuy doon ñaar. su ma la wooyee nga ne man du ma ñëw. ñu woowaat la nga ne du ma ñëw. d'ailleurs sax kii élection bu muy defati man demuma dégg nañ ko fi. donc nu koy waxtaanal ñi ñu war a waxtaanal waxtaan nañ ñoom ñun nit yi jàmm lañ Pape te jàmm la ñuy woote. président Macky Sall jàmm lay woote mais du ñu nangu Pape. une chose mooy suñu réew ñu bloqué ko. loolu baaxul ci yow baaxul ci man baaxul suñu njaboot baaxul suñu waajur réew mi dara waru koo bloqué donte président Macky Sall la tudd moom ci boppam warta bloqué réew mi te bloqué wu ko waxantuma laak nag. ku jógee fële. xam nga nag bloqué candidat yi bloqué candidat yi soriwul bloqué réew mi. non bloqué ambition yi bloqué candidat yi. waaw bloqué wuñ benn candidat. xam nga lu tax ma wax la ko. xam nga lu tax ma wax la. man xëy naa fi sax suba ñu tam ma fi lu ne. sel benn doom ak lu ne ñu tudde ma ko. saltige ndax tuddoon naa dama ne woon dootuma ci waxati. di nga ci wax moom. waxoon naa ci mbiri candidat nombre. nga ne juróomi candidat la ñuy am. waxuma ko sax dama ne du ñu passé xëy na lii wante juróom tudduma ko waxuma juróom benn waxuma la juróom ñaar. lan nga waxoon ñeent dama ne candidat yi incha allah buñ ci demee ba ca pandaw ga. man wóor na ma ne du ñu passé lii. lii mooy lan. ma ne PM baal ma yow itam nag lii mooy lan. Pape ma ñëw rek sama loxo laa yëkkati. waaw mais dama lay wax rek xam nga lu tax Pape. waaw damaa nattoon dara. te defe naa ne réew mi natt nañ ko ak man. élection législative yi passé boobaak léegi at la genn wàll bi ñuy dugg ci campagne bi at ak genn wàll ci gannaaw bu plus fort reste amul woon ci suñu système te am na réew yoo xam ne amuñu ko plus fort reste mooy dañu naan temps ñoo voté boo ko jegee rek ñu diviser ko par le quotient mu joxe nombre de députés yi nga am bu ñu seddalee loolu ba pare la ca des ñu xool
ki nga xam ne moo jël plus fort reste di wàcc nañ ba 18000. ba 18000 ku amoon 18000 yu la voteel am nga député. donc loolu it baax naa xam ndax bis bu ne nga dégg koo xam ne mënoo woon sax am 18000 yi tey nga yore rajo yi naan le Sénégal lii ak nga loolu la neex nga wax ko. maa ngi voilà mes conditions mais démocratie xoolal waaw démocratie mooy la voix du peuple. waaw mais yow minoritaire doo xoolal yow député sax mënoo koo nekk. ba député mënoo koo nekk mais da ngay xam sa bopp tam nooy wootee le peuple te yow peuple bi ñuy demee nga teg sa programme woote mënoo am 18000 voix ni réew mi toll ñu mat 15,600,000 habitants. 18000 nit. loolu kay xanaa boo doon def lu baax sa koñ sax war nañ laa mën a jàppale wala fa nga cosaanoo donc mënoo koo am ngay ñëw di wax loola neex dama ne quotient ba bu ñuy séddalee quotient bi ba pare. la ca des dañ koy séddale liste yi ndax dañoo bëgg les minorités mën a exprimer wu. loolu mooy suñu code électoral depuis toujours. mais loolu bu amul woon am na dëkk yoo xam ne dañu naan dañuy renforcer les majorités juróomi liste kese. ni ma ko yëkkati woon noonu laa koy yëkkati waat. comme wax nga ko ñoo amoon quotient bi. juróomi liste. ok muy Benno Bokk Yaakaar. di wattu nu mu tuddati coalition. gagnante xaw ma perdante. non wattu Sénégal. waaw wattu Sénégal ba ca toppoon nekk coalition taxawu. coalition PUR dikk ak coalition bi ñoom Balde yore woon ak Mamour Cissé ak Guirassy. ñooñu rek ñoo fa am député ci yoon. muy juróom. ñeneen ñi am nañuy député ci yoon parce que loi bee leen ko permettre wante amuñu quotient. quotient boobu nag xam nga ñaata la woon Pape. 55000 électeurs yu la voteel. parrainage bi dikk laajte 53000 mooy 0,8 0,8 fichier bi 53000 daanaka mooy quotient ba li ña demoon y' a un an et demi non xam nga père ña demoon ma jeexal. ci loolu rek allez-y ñi nga xam ne ñoo amoon quotient. waaw ñi amoon quotient. 5 listes la woon. bii yoon ñuy laajte ñi am 53000 mu daanaka 55000 génération spontanée xëy na am na. wante du lu général. d'accord ña jëloon 5e fële ci tête de pont yi ana Mamour Cissé. mi ngi ci wetu taxaw ci wetu président. Ana Balde mi ngi taxaw ci wetu président xëy na ka ca des. Guirassy. xam defe naa am na ñeneen ñu ca nekkoon. mais ñooñu xëy na seen doole. ok mayu leen ñoom ñu génn ci. am na fi nag entre temps ñoo xam ne ñoo ngi yëngatu. d'accord moo tax looluy wax ji rek. justifier nga li nga wax. waaw xëy na ñi lay déglu dinañ la ko nangul wala déet mais man fenn laa amee problème. waaw mooy ci wàllu maanaam wàllu jox cër république. en tant que premier ministre. est-ce que jaadu nañu dem ci parrainage. ngay tàllal sa loxo naan juróomi candidat la ñuy am. c'est même bu doon sondage la boo def wala dara. est-ce que war nga wax loolu. ma ne déet pas. assemblée nationale laa nekkoon wala conseil des ministres wala fan. non ak foo mën a nekk. xam nga ni foo mën a nekk taxaw nga fa taxawaayu premier ministre aussi. foo mën a nekk man damay assumer. waaw Pape maa ngi jàkkaarloo l'ensemble des cadres de Benno Bokk Yaakaar dans une réunion politique foofa du ma wax politique damaa war a noppi wala xam nga Pape yow fi mu nekk nii. yaa ngi yore faram fàcce di def sa liggéey. mais boo génnee génn nga. wala boo génnee da ngaa war a karawaatu nii man de bu ma wàccee sama liggéey nag. citoyen la. mais xam nga ni casquette premier ministre bi itam du. mais casquette premier ministre ëpp na doole lépp ngay wax. mais li ma waxoon. waaw ay mathématiques la. ñi jàng ñëpp d'accord nañ ci. mais est-ce que ñi xam mathématique. waaw waaw ñëpp a ci d'accord. léegi ñu dellu si ci 14 candidats yi ñu amoon daanu ci 5 candidats ma ne la ndax loolu du daaneel démocratie. mais loolu dafay yëkkati démocratie xam nga lu tax démocratie bi képp koo xam ne respecté nga conditions yi jàll nga loolu lañ fi teg moo fi mës a nekk pour aar nag démocratie bi li fi nekkoon avant nga xam ne dañoo xëyoon suba ne rek parrainage uniquement pour candidats indépendants yi la looloo fi nekkoon avant Macky Sall. président Macky Sall. député yi liggéey ñoom it suñu majorité. direction politique majorité bi ne déet lu tax ñu imposer ko ñii rek. nañ ko defal candidat yëpp ndax candidat yëpp. ku falu dootuñu xool ndax indépendant nga jóge wala parti wala coalition. looloo koy mooy démocratie. mooy ñëpp toll.
ci même condition yi. d'accord la fi xewoon avant la ñu démocratiser mooy parrainage. d'accord man nag jàppoon naa ni mbir boo ko yokkul waroo ko wàññi. waay. waaw bu fekkente ni da nga falu. waaw ci bi ngay dem ngeen ne 14 voire 15 candidats. waaw jaaduwul nga koy revoir. mais nga koy ak lu mën a xew. ak lu mën a xew. Pape kenn revoiru ko nit ñi day charte réew mi ak muy constitution réew mi ak loi électorale. la mu teg dafa joxe ay conditions pour nekk candidat ci réew mi. tirant vraiment leçon de l'expérience des dernières élections municipales et législatives. yi fi xewoon ñuy am ay 2000 listes ak i 47 listes législatives. bi koy defee ñu voté ko fañ ko war a voté. promulguer loi yi mais conseil constitutionnel ci base boobu lay liggéey base boobu mooy démocratie base boobu ba nit ñi déposé. mu wóor leen ne mënuñoo passé daanaka li fi nekkoon rek ndax 1 an et demi nga xëy fi suba yow mënoo amoon 10 000 voix wala 5 000 voix. ci législative xëy fi suba bëgg a ne am nga 400 000 électeurs yu la gëm. loolu de xëy na loolu daal mooy xanaa li ñuy wax càppaacóol yi. xëy rek ni cëpp. d'accord waaw alors PM mais amul man dama bëgg a xam. waaw yéen a ngi jëm ci campagne ak coono bu metti yaakaar nga tey sa candidat bu respecté woon juróomi at yi mu diggoon askan wi coono bii muy def nii dina ko ci fekk. mais daf koo respecté. non PM juróomi at. moom la li nga respecté xam ni moom la waxoon ba muy campagne. mais moom la su ngeen ma falee. Pape juróom-ñaari at dinaa ko def juróomi at. Pape bu fekkoon loolu la respecté est-ce que yaakaar nga coono bii muy daj di dugg ci àll bi yow ngay dugg ci àll bi keneen di dugg est-ce que dina leen ci fekk. Pape loolu dinaa ci dellu si mais waxtaan bu wees la. non weesul dañu ñëw nag. dañu ñëw ci jeexitalu mandat bi. ma ne Pape loolu waxtaan bu passé la fii mu nekk. juróomi candidat ñoo nekk ci langue yi. nañ wax ci loolu. da nga ci amul argument li ma la laaj da nga ci amul argument. mais maa ngi ñëw. président Macky Sall. dafa ne am naa yéene bu ma toogee wàññi sama mandat andi ko juróomi at à la place de 7 ans yi. mu wax ko waxaat ko def lu ne pour loolu am conseil constitutionnel ne ko lii nga bëgg possible na da nga ko yóbbu référendum. ñu may la mandat parce que foofu mandat président Macky Sall du problème bi. mandat président de la République la ñu wax. constitution bi binduñu ci ne mandat Macky Sall wala mandat président Abdou Diouf déedéet constitution bi dafa ne wala président wala mandat président Ablaye Wade. non mais bii mandaam la concerné woon. maa ngi ñëw parce que moom moo ci waxoon constitution bi du la loi est générale et impersonnelle. constitution loi la. li ñu ci bind mooy le mandat du président de la République mandat boobu président Macky Sall ne damaa bëgg a wàññi sama mandat ñu ne ko mandat bi transcendé na la yow juróom-ñaari at lañ ci def nekkoon na juróom président Abdoulaye Wade moo ko delloo juróom-ñaar pour des raisons yu mu am président conseil constitutionnel ne ko lii nga bëgg mën na nekk wante bu ci peuple bi d'accord nañ ko yóbbu référendum wàññi mandat du président de la république jëlee ko juróom-ñaari at andi ko juróomi at. buñ ci d'accord wante sa mandat bii nga xam ne moo fi nekk te réew mi jox la ko juróom-ñaari at la mënoo ko wàññi. mu daal mu plié wu. déet lu fi des damay démissionner. waaw. loolu nga bëggoon. mais attends ci loo wax ci joxe sa kaddu. waaw Pape pexe boobu amoon na aussi. Pape déet bu démissionner kay mu ñibbi Mermoz. après président assemblée def intérim bi. waaw après ñu dem ci élection. ñu demaat élection. waaw loolu Pape. waaw. yow di nga démissionné fii réew mi dénk la direction réew mi par voix 65%. man de bu ko defoon ma ne ko kon soxlaatul réew mi di la voté laat ndax xam nga lu tax Pape. d'accord peuple bi moo ëpp doole. lépp De Gaulle avait dit. le peuple est au-dessus de la constitution. parce que c'est le peuple qui définit la constitution. doo bàyyi réew mi xanaa jël réew mi jox la 65% sa mandat nga ne déet man léegi damay bank samay loxo dem tëdd sama kër ñetti weer wala ñeenti weer après di laajaat réew mi loolu waxu caaxaan la. ku waxal dëgg. yow yaa ko jàppee noonu. déet am na ñoo xam ne jàppee ko noonu man ko gis nga jàppee noonu ci ku joxe kàddoom li ma gëm waaw ci lépp wata waasaw bil xaq
nañuy waxante dëgg. président Macky Sall dafa topp bëgg-bëggam ba jeex conseil constitutionnel ne ko yow sa mandat bi mënoo koo changer fii mu nekk mi ngi ci jongante bi pour juróomi at. yemu fa nag mu def ci constitution bi. soumettre ko référendum ne tant que constitution bi ci boppam dissoudre ko kenn mënatu koo changer. loolu la juriste yi naan c'est inscrit sur le marbre. mais nag bu ñu fàtte ni constitution bi itam xañu ko troisième mandat. ma ne loolu bu ñu ko fàtte itam. constitution bi ñuy wax nii. nañu fàttali ne aussi. même bu fekkente ni verrouillé na ko foofu ci 2 mandats consécutifs. terewul tam moom xañu ko moom beneen mandat. loolu président tontu na ci. keroog 31 décembre. non xam nga yéen aussi ay constitutionnaliste ngeen. par exemple ay nu mu koy waxee ay non li ma bëgg a wax mooy yéen aussi ay légaliste ngeen. ay légaliste bu ñu demee ba ci fin wu mandat 2024. waaw bu nee conseil constitutionnel ni ko mais mën nga am beneen 3e mandat mais. président Macky Sall moom ci boppam moo ko tontu bu leer réew mi yëpp dégg ko Pape. fii barki Dembo Ndiaye le 31 décembre. bande yaa ngi fi. ko kay léegi nag ku ko bu la neexee nga ne président Macky Sall dina def ñeenti mandat loolu wax la rek loolu waxtaan la. ñi ngi jëm nag ci ay élections yu xaw a doy waar li koy doyal waar mooy dégg nga président Abdoulaye Wade kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko depuis Paris te lu ci bëri ñu mën ci am nag lu ñu teg loxo bon li ci jiitu mooy jàpp ni jalgati bu ñu jalgati processus électoral bi ci anamu maanaam ca ndortega ba fi ñu egsi fii mu teg ci ne mi ngi woote ñetti fan yoo xam ni maanaam laata élection yi ak bu ñu ko weesoo nañu fexe ba ñëpp taxaw élection bañ fi am fi mu ko teg mooy jàpp na ni dafa am ay candidat yu leen mën a xañ jàmm ci élection yi ngeen fexe ba kii ngeen exilé ko kii ngeen tëj ko ci kaso bi kon ñu jëm ci élection yoo xam ni xelu askan wi mën na bañ a dal te yow argument yi ma la wax ni yëpp lu ñu mën a teg loxo la ay fee la yu ci bëri dégg nga ko dégg naa ko non li ñu wax ci candidat yi nga xam ni ay potentiel candidat lañ ani Khalifa Sall mi ngi ci kaso bi ni mu ko waxee ani Karim Wade mi ngi ci àll ba ni mu ko waxee. ñooñu ñëpp ñu jàll ci parrainage doonoon nekk ay potentiel candidat tey mënuñu ko nekk. loolu lan ngeen yaakaar ni tey jii ban responsabilité ngeen am ëllëg bu coow amee ci élection yi ñu dëgmal. jërëjëf Pape je pense que question bi question bu importante la man ni ma ko jàppee président Abdoulaye Wade réew mi yëpp déglu lañ ko dem ndax suñu papa la suñu kilifa la yàlla dénk na ko réew mi fukki at ak ñaar. mu def ci lu mu man ba peuple bi mu laaj 3e mandat peuple bi ne ko loolu d'accorduñ ci tànn Macky Sall jox ko lenge réew mi ak direction réew mi donc bu waxee ala kulli yàllin il faut ñu déglu ko man déglu naa ko sama wàll ni ma jàpp mooy loolu waxi mag la déglu nga li mu wax bu baax. pour man c'est-à-dire boo nee waxu mag la daf mel da nga koy soofantal nga baal ma. mais si boo nee waxu mag la dama ne ñemewuma soofantu waxu président. mais lu tax nga ni waxu mag la aussi. mag buur la. mais bul fàtte ni aussi waxu mag dana guddee mais du fanaan àll. yaa ni waxu mag la. ma ni waxu mag mën naa guddee mais du fanaan àll. waaw dama ne waxi mag la. waaw jeex na waxu mag la. ndax li tax ma wax ko. mag buur la lu ko neex wax. entre bëgg-bëggam. et li peuple bi bëgg am na différence entre analyse am ak li peuple bi analyser am na différence li ma ciy wax mooy Pape ñoom dañu ne woon moom FRN la bokk xaw ma front de la résistance dañ ne woon Macky Sall du campagne barki dem boo njaay Macky Sall bi mu génnee keroog Mbàkke maa nga fa woon defe naa ne bi dañoo dem ci xalif général kullu murit sëñ Muntaxa campagne bi jeexagul de. mu ñaanal ko campagne bi day soog a commencé de. mu ñaanal ko. ñu dem Mbàkke. keroog la ma gis Mbàkke mosuma koo gis Mbàkke ba mu juddoo ba léegi te maa ngi yàgg ci réew mi am sama maam mu dëkk Mbàkke ma fay dem ak xale. ñu jógee Mbàkke mu dem Tiwaawan. à quel prix. toog la nga fa gis à quel prix ak yan moyen. mais loolu c'est important de. Pape boo nekkul ci xolu nit ñi. nit ñi du ñëw. ñu jóge fa président keroog fanaani Tiwaawan ba mu ñëwee xalif général kullu Tijaan di Sëriñ Mansour Sy. ak njabootu Alaaji Malick yëpp teeral ko ñaanal ko.
ba mu déparé ba léegi fu mu fi dem mais que loolu on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras fu mu fi dem la FRN waxoon mënta am peuple bi nga defee ne tey Matam li nga fa gis ci nit gis ko dem Podor ku fa taxawoon ne tey Macky Sall du campagne xam nga ne dañuy nax seen bopp moo tax ma ni am sa bëgg-bëgg yomb na peuple bi bëgg-bëggam c'est différent dama defe ne suñu papa jooju góor gi bi nga tudd gaa ñi koy informé sama baay la mi ngi tudd président Ablaye Wade tuddoon naa ko léegi dama ko jox cër waaw dama ne ñi ko informé defe naa ne ñoo ko nax ndax fii ala kulli yàllin élection day am ci jàmm duy menace de ci jàmm ndax peuple bi boo ko soxla fii mu nekk juróomi candidat yi nga xam ne conseil constitutionnel génne leen ñoom la validé mais ñoom ci terrain bi ñëpp a ngi campagne Dakar gii ñëpp a ngi campagne boo fi taxawee ne campagne sa xel dal na de c'est pas sa xel dal na de campagne bi day doog a commencé amaguñ sa juróomi fan ma ne gars yi dañ ne woon campagne du am campagne baa ngi dox bu baax man sama candidat fu mu dem mi ngi jox message am mi ngi jàll bu baax jiitu gars yi yëpp nag ci lépp ci mobilisation ndax wax naa la ko sax. c'est normal. déet c'est pas normal ay moyens mag bokkul ak yeneen moyens. déedéet dafa am différence de base bi xam nga lan la. différence bi mooy moom askan wee ko ñor askan mi lay waxal ñoom lay saafoonteel il parle au peuple sénégalais mais ñeneen ñi nga defee ne yore sab si wo dugg université loolooy tax ñu fal la loolu ay nax seen bopp la ils n'ont qu'à parler au peuple wax lan la ñuy teg ci taabal ji. mais defuñu ko. changer système bi yaa ngi koy dégg. mais ma ne changer. yaa ngi dégg loolu lan mooy changer système. yaa ngi dégg ci dem Gossas ni amuñu gynéco dinañ leen ko wutal dégg nga ko fi nga xam ni fa nga dëkk. kooku ba ne déet xoolal. loolu aussi da nga ni waxuñu mais loolu dafa am solo. dëkk ba nga xam ni sa dëkk la nga cosaanoo fa. waaw gynécologue bu fa nekk pour mën a xool jigéen ñi amu fa. def fa ba moom mu ne leen dinaa leen ko wutal. ma ne nga ni loolu du ay discours bu am solo. da ne dinaa leen ko waxal premier ministre sama xarit la. bu ci sori. dama ne Idrissa Seck sa xarit la. ñoo ma c'est jàngandoo France xamante bu baax y a pas de problème problème moo amul dëkk bi dëkku jàmm la moo tax ku fi bëgg a andi fitna da ngay nax sa bopp. mais sa xarit la ba ci lan li mu wax. ma ne sama xarit la d'accord mais sama xarit dëgg. ma ne man moom laay supporté damay buñ jaabale. dama ne. nee na gynéco bu gynéco amee mu ne cardio moom te moo toppatoo Ceesam gee muy perte bis bu nekk. bay sa wewu tànk man Gossas maa nga fay sama président mi ngi may jàppale ku xamoon Gossas bët ki démb te man defu ma nag moom ni mu defoon. moo taxit la mu defoon dara nekku ci. ma ne déet la mu defoon mooy dëkk Thiès defar Thiès. est-ce que ba tey jii mu des ci xol waa Thiès. ma ne le premier ministre du Sénégal. waaw tànnuñu ko tax Gossas la dëkk. defe naa ne ba ma président di dénk lii ma dénk pour réew mi la. pour ma liggéeyal réew mi. ci wetam. PUDC bi du ma ko jël yóbbu ko Gossas réew mi mar du ma jël tali réew mi yëpp def ko biir Gossas. mais mën nga am programme boo xam ni. dana defar Gossas defar Feten defar Feten fa inauguré centre de formation professionnelle bu fa président Macky Sall def 1,4 milliard pour tund woowu yëpp xale yi mën a am métier am liggéey. liñ fa def. Gossas ca loolu sax intéressé wuñu fii. ca tàngi Senghor ak Théophile Diams lañ fa gëj a defar tali président Macky Sall moo defar 7 kilomètres ci biir Gossas loolu waxi politique la. mais gis nañu ne. non yow yaa wax discours rek yow yaa wax discours bu wax la discours bu la concerné personnellement. non loolu ak campagne waxuñu ko. man dama ne la. da nga maa sax dagg. ndax lu important question bu importante nga posé. ci kaddu yi président Wade yëkkati. te yow nga bëgg ko soofantal. soofantalu ma ko. te ku xam Abdoulaye Wade xam nga ni lépp lu mu mës a yëkkati. defe naa dañ koo nax lu mu mës a yëkkati. non lu mu mës a matt dagg na ko. ma ne loolu man du vraiment tuuti naa trop pour wax ji nga wax man lu ma wax lu mu matt ak lu mu mattul dama ne FRN dafa ne fii ci réew mi président Macky Sall du campagne mi ngi campagne baa ngi dox keneen ku fi taxaw ne. élection du fi am sa bopp ngay nax ndax réew mi moo ko dul nangu te bu réew mi passé yi nañ waxante dëgg
Pape. non réew mi moo ko dul nangu. mooy lan réew mi peuple bee ko état bi moo ko dul nangu. non mënoo wax ci non da nga naan yéen état bi parce que comme li ñu jot a dégg. force restera à la loi maa ngi ñëw Pape. xanaa kay loolu nga xam ne bu ñu réew mi bu ñu ko tey jii maanaam gëlee wala ndar. réew mi bul fàtte ne aussi daf ko jiite 12 ans. mais Pape daf fi nekk 12 ans yor fi parti bi nga xam ni mooy parti bi gën a mag ci Sénégal. suñu borom mooy joxe nguur. waaw mooy nangu nguur. ok bu ko nangoo. bu yaboo nga fàtte. xam ne ce temps jeex na. loolooy dëgg. fàtte mooy bàyyi politique. fàtte Pape kenn du mën a lutter contre la volonté de Dieu. yàlla non fàtte lan nga bëgg a wax moom bàyyi politique nga bëgg a tuddee fàtte. non ma de Pape soo ma déglu suñu dinañ juboo dama la ne. waxuñu ku nekk yaa xam sa comportement ak sa nooy gérer sa àdduna. man bis bu ma génnee ci politique sama kurus laay jël. di jaamu suñu borom man loolu laa gëm. waaw loolu laa gëm xëy na li ma tudd sama tur wi la xëy na yonent bi ñu ma tuddee. dama ne peuple bee ko dul nangu ndax tey ku ne woon Macky Sall du campagne boo jéemal fexe ba du campagne demal Ndar wala nga dem Mbacké wala nga dem Podor wala Kébémer wala Louga wala Matam suba nga dem Kanel nga ne fii du fi tenir campagne mais sa bopp ngay nax. parce que peuple bi massivement la génn montrer adhésion à l'homme Macky Sall, à sa vision et au plan Sénégal émergent. C'est lui qui porte l'espoir. waxtaan wax dëgg ca la nit ñi génn dañoo xam ne ñoo ngi ci biir. bateau bi ñu dugg am na pilote commandant bu baax. soo fi taxawee ne élection lu am ak lu mën a xew moom dina ñëw suba su ñëwee itinéraire yi mu wax ci caravane dégg ngeen ko mais loolu ak démocratie bi ñu nekk dina war a mën a dérouler li mu bëgg a dérouler saafonteeg ay nitam fu mu bëgg a dem mu dem fa. Pape président Abdoulaye Wade ñoo ngi koy ñaanal mu ñëw ci bismillah rahmaan rahim ci jàmm ak salaam ñun amuñu benn problème. waaw citoyen la sénégalais na ñëw. yaa ba loolu toppatoo wuñ ko ñun fi ñuy xamal li ñuy toppatoo suñu président campagne am la ñuy toppatoo. actuellement c'est le temps des candidats boo ci bokkul mënoo fexe ba bokk. non boo ci bokkul boo ci bokkul te ànd ak candidat mën nga ci bokk. mais ma ne ban candidat nga àndal. yow nga ne man ànduma ak benn candidat du ma candidat mais damay ñëw lekkuma cere ji mais dinaa ci def suuf loolu réew mi dina ko nangu. non waxuma sax état. non état nag laa bëgg nga wax. parce que boo naan réew mi dina ko nangu état moom. waaw len laa ciy wax. waaw premier ministre mu ne. waaw. qui s'expose, qui sort de la loi et du droit, s'expose aux exigences de la loi. jeex na. mais loolu ay tëkku la déet jëm ci président Abdoulaye Wade. tëkkuwuma kenn dama koy tëkku sama bopp man ci sama bopp bu ma wàccee ku wàcc sa leket boo yëg mu toj. dama ne loi bi moom elle est générale et impersonnelle pour ñëpp la Pape yow boo fi taxawee tey nga ne ma dikkee ñaa candidat tey du dugg. biir foo dëkk Liberté 6 wala. non man Pikine laa dëkk. nga ne du dugg Pikine. mais sa bopp ngay nax boo ko bloqué loi bi teg dal ci sa kaw man mii bu ma ko waxoon du question premier ministre ne ma di Kenya du dugg Pikine mais bu ma ko kon loi bi dal sama kaw. donc ku fi toog naan li fi xewoon Touba barki dem boo njaay élection législative ñëw Daaru Xuddoos ak ñoom suñu gars yi la ñu àndal nañ dem toj ko loolu dootu fi amaat de benn yoon la ñuy bett ci réew mi. état bi nga xam ne mooy organiser élection yi. l'état dans son ensemble avec les démembrements. d'accord mbaa li ngeen mbaa di ngeen fexe ba la ko waraloon itam bañ a am. maanaam matériel bi egg Touba ci waxtu yu mu fa war a egg. comme ni mu eggee Mermoz heure yi mu fa egg heure yi mu egg feneen. non loolu itam c'est important. loolu li ko andi woon Pape li ko andi woon aussi Pape laajte nga Côte d'Ivoire lu tax ñu yéex a voté 9 tonnes. de bulletin la ñu génn ci biti pour diaspora bi voter bu fekkee 47 listes ngeen mooy andi loolu. mais 5 listes matériel ba yomb na mais 47 listes su ñu nekkoon 140 candidats mais dina am koo xam ne ay bulletins du dem. loolu moo tax suñu ne système bii moo gën a démocrate. mais bulletins yi bu mënee dem ba Matam mën a dem ba Podor war a mën a egg ba Touba. ma ne waaw Pape mën naa àgg Touba mais boo leen nekkee 47 listes dina ñàkk du ñàkk benn candidat boo xam ne xëy na bañ koy dajale. moom maatalewul. d'accord mais PM président Wade bu sukkandikoo rek ci processus maanaam élection yi mu jàpp ni Aly Ngouille Ndiaye waru ko organiser ndax moom personnellement bi mu ko bëggee ak ministre de l'intérieur am président Sall. ak opposition d'alors ñi fi nekkoon dañu ne woon bëgguñu moom mu nangul leen ko mais loolu mu nangu woon
su ngeen ko nanguwul ba président wax ci maa bañ ñetti yoon du ma ko def mais est-ce que loolu rek doyul woon. ma ne Pape ministre de l'intérieur réew moo dem mooy organiser élection yi. mais xamoon ngeen ko. ma ñëw rek te bi mu amee ministre de l'intérieur da ngeen ne du organiser élection yi. Pape l'an 2000 président Abdoulaye Wade ba muy gagné élection yi réew mi di ko fal mu nekk président de la république. non nañu wax ci Macky Sall bi muy gagné élection yi te ministre de l'intérieur organisé wu ko. waaw ma ne. waaw moom président Abdoulaye Wade bi muy gagné élection yi l'an 2000 ministre de l'intérieur moo ko organisé mu gagné dem prêter serment réew mi passé na Pape da ngay voté damay voté bu ñu voté 18h balaa 19h résultat yi génn. moom président Abdoulaye Wade bi ko président Macky Sall di gagné bi mu koy woo naan ko gagné nga ma 20h jotagut. donc loolu du question ministère de l'intérieur logistique bi lay toppatoo. waaw mais xam nga loolu xam nañu ko. mais Sénat comme wax nañu ko mu nekk doléance opposition bi ngeen ni da ngeen bëgg ñu dem ci élection yu am jàmm ak daal. waxuñ loolu de moom romb na loolu sax ci wax ji nañ waxante soo seetee dëgg li mu wax nee na réew bi dañuy créer xaw ma lan commission xaw ma benn affaire ak. réew mi doxul li fi nekkoon réew mi dafa dellu gannaaw réew mi lii ma ne déedéet analyse ba la ko fondé critères yi ak argumentaires yi bala ngay ñëw ci conclusion loolu demewu ni wax li tax demewu ni Pape man dinaa ñaan góor gi bu ñëwee na yéeg ci pont Farafeñe bi traversé ko dem Casamance. wala mu yéeg ci Ila Touba buy dem ajjuma nee na day dem ajjuma dina gis ne réew mi dafa yokk. non du ko bett parce que ci ay projet la bokkoon. ba projet non Ila Touba bi. Farafeñe bi sax léegi ci projet la woon. non du ko bett loolu. par exemple jaar ci tout waaw léegi naa sax kenn ku ne TER bi projet la woon. TER bi Pape loolu ay waxtaan la. président Macky Sall moo liggéey créé Ila Touba dañ ko wax. moom moo diplomatie moo tax pont Farafeñe am. dañu waxante dëgg. loolu wax mbaaxu nit du wàññi ci sa mbaax dara. suñu papa Abdoulaye Wade liggéey na ci réew mi. président Macky Sall ñëw na yàlla dimbale na ko. mais terewul nga koy tëkku sama papa Abdoulaye Wade mais terewul nga koy tëkku di ko menacer. su jalgatee yoon dal ci kaw waxuma loolu dama ne loi dafa ne. waaw loi dafa ne. état dafa ne. ku respecté wul loi dëkk bi. loi dëkk bi dina dal ci sa kaw loolu pour kullu citoyen la tàmbale ci man mii tàmbale ci man mii tàmbale ci yow Pape bala ngay joxe leçon da nga koy appliquer sa bopp man loolu laa gëm. mais kon bi nga leen di traité de sauvage comme libéraux de sauvage comme libéraux ñoom mënoon nañ la ci porter plainte yóbbu la ci déet Pape waxuma ko de tur du mag loolu. ëpp non ci bi ngay wax ak Ousmane Ngom. Pape dama doon wax boobu dafa fekk contexte la congrès international libéral am fii président yónni ma fa sax après moom maa ko tijjil après mu dem clôturer ko libéraux monde bi yëpp ñëw toog fii waxtaan bi yëpp ñaar la woon le libéralisme social mooy libéralisme boo xam ne intégré na nit. loolu la président Macky Sall di def libéral la. mu andi bourse de sécurité familiale nit. couverture maladie universelle nit. l'ADER pour l'employabilité des jeunes. nit. formation professionnelle nit. li muy tabax ci résidence universitaire yi 10 000 li nit. mais libéral ñooñu exposé ne yoonu libéralisme boobu lañ gëm ñu ne bokkul ak le libéralisme sauvage. ñoom ñoo ko wax libéralisme sauvage mooy lépp marché bee ko war a gérer su fekkee université manqué nay lal nañu bàyyi automatiquement demande boobu dina créer une offre ay société dañ dem foofu tabax fa ay lal donte suufu état la nit ñi loué mais ko bu boobaa bu amee lalu étudiant subvention du am. xëy na 20 000 francs ngay fay pour am nekk. d'accord donc ñu ne loolu ma ne. kon foofu nga ko tegoon ci lii mais dama ne kay yéen ñooñu ñëw jàppale si président nekkoon ay libéraux man leen wax ngeen dëgg parce que yéen ak président yéen a bokk ligne. le libéralisme sauvage ndéet foofu nga waxee loolu dama ne yéen ligne bi ngeen yore mooy le libéralisme social bokkul ak le libéralisme sauvage mais man traité wu ma kenn sauvage man ndax man sama bopp xaw ma lu ma doon te nit da ngay fonk nit donc fonk naa man nit. d'accord waaw j'ai pas ce problème. ok PM wax nga ci sa bilan. candidat. waaw
liñ ci gën a ràññee nag mooy ay inauguration yoo xam ni bu ñu inauguré tey suba ñu tëj ko bu ñu inauguré tey suba ñu tëj ko c'est-à-dire mu mel ni dañu bëgg rek nit ñi gis li nga xam ni ñoom moom la ñuy def contrairement ak li ñu daan gis Abdoulaye di ko inauguré li ñu fi inauguré tëj ko. mais terre bi nii. mais terre bi yàggul. déet Pape terre bi inauguré guñ ko. mais lan lañ def ko rek. déet mise en service bi la. non bul joué ci mooy. aussi non bul joué ci mooy Pape. non li nga def noonu ñëpp ñëw taxaw bilan sama président Pape. man waxuma teer de waxuma lu ñuy inauguré bilan sama président xam nga fu ma ko njëkk a tënk jàmmu Casamance Pape. président bi muy toog yow yaa jàmmu Casamance. Pape ma ñëw rek Pape. yow non jàmmu Casamance nga yow. waaw. bu yàgguloo njaay nga xam ni lu toll ci fukki nit ak ñeent lañ fa rey loo xam ni gëj nañ ko dégg. Pape déet loolu bois la ay problème mu trafic de bois ak yeneen yooyu moo ay coow la bois Pape. bi président Macky Sall di falu ñaata soldat la ñuy jàpp Casamance boobu yëf yi tàng na lu ëpp fukki soldat ñoo nga woon foofa ci biir Macky bi ñu jàpp leen tey Pape bu la neexee jël sa oto jóge Jembereng romb usuy di dawal jiba naar fu la neex dem bi ñoo naa conke si le buluf ndax Casamance leen la doon jooy ku ko yëg président Macky Sall dafa respecté nit te nee na Casamance mooy sa région de cœur bala nga naam ne fa l'unité nationale du pays loolu mooy bilan président Macky Sall d'abord amu fi woon la paix sociale Pape coow li soo jëlee 2011 la paix sociale wala 2012 Pape 2012 avant élection yi dégg naa suñu papa ji di lister ndax di wax peuple bi Burundi rey nañ fa diw tant de nit rey nañu tant de nit Côte d'Ivoire ainsi de suite noonu la tàmbalee discours am man ma am ci sax yaraange tuuti fii ci présidence am 2012 avant ñuy dem fukki nit ak xale faat nañ leen waaw mais booba dëkk bi tàng na Pape nañ waxante dëgg mais ba muy tàkk itam boobu am ngeen ci responsable yéen a nekkoon ci opposition ma ne ci bilan mais loolu boo ci amee yaraanga pour moom war nga ci am yaraanga aussi pour yow ba muy lim waroon na ko cee boole Pape waroon na ko cee boole fukki nit ak ñaar booba faat nañ leen fii ci Sénégal 2012 avant élection yi booba nag yéenay jalgati dama lay wax di jàkkaarloo takk der da nga ne bilan président nga wax kay ma ne foofu lañ toll ma ne bilan président dama ne jàmm ji am ci réew mi Pape élection bu demee nii gëj na fi am. parce que ñi daan xeex di taal ñoo falu non. ñi daan xeex di taal ñoo falu. après jàmm dafay am. Pape. fii yàgg nañ fi faat ay élection lu ne xew na fi. ñu faatu façon bu ne am na fi. dëgg la waaw ne ñoo xamante dëgg. mais yàlla dimbale ne Macky Sall. bi mu fi toogee léegi. ñaata élection la ñu organisé référendum législative municipal ñaari yoon institut ñaari législative kenn deewul. paix sociale moom il préserve ça ndax démocrate la taxaw dóor sa dënn ne je suis un démocrate yomb na. bu la yàlla joxee yëf yi foofa sa bilan nañu xool ñaata nit a faatu ci yoon wi ñaata nit lañ fi dóor ay marto nañu xoolante ne nañu waxante dëgg président Macky Sall defu fi yooyu yëpp jàmm nitu jàmm la benn jàmm ji mu andi Casamance ni mu yoree askan wi bilan man bi ma ciy teg xam nga lan ni mu yoree askan wi yërmande. Pape yombul non dama bëgg ñu des Casamance tuuti. yombul bourse de sécurité familiale déet il faut nga may ma kamin ma ñëw. bala ngay wax TER waaw Pape yow liggéeyoo ci état doo fonctionnaire at mu nekk président am lu mu la jox pour nga dund ci. waaw mais loolu mooy libéralisme social. waaw mais loolu aussi président mayu ko ko. non loolu de Pape. loolu mën ngaa nekk président téeméeri at sa xel du ko xalaat wala bu ko xalaatee doo ko def loolu xol a koy def te loolu dafa am rapport booy am ak peuple bi. moo tax ma ne bari aussi ñoo xam ni rafetlu ñu ko jàpp nañu ne mënoon na leen créer lu ñu liggéeyee moo gën mu leen koy def chaque jour. déet xam nga Pape dafa cee teg ay conditions charte la pour nga am bourse de sécurité familiale benn looy génne ci pauvreté xam-xam moo tax ci suñu diine ñu ne wuti leen xam-xam ba Chine defe naa sama turandoo ko wax. xam-xam mooy clé pour dagg buumu pauvreté. président dafa ne
bu la joxee bourse de sécurité familiale sa waa kër dañuy jàng ba am fukki at ak juróom-benn ca daara ja wala école ñu am xam-xam pour suba su say waajur seen loxo jotul seen gannaaw yow nga mën a génn ci loolu. ndax ñun fi ñu toog yëpp xam-xam la man sama yaay mënut a bindu turam yàlla na ko yàlla xare àjjana mi nga ca man woon na bindu turam jàngul mais moo ñu daan téyel suñuy kay man ak sama ma ñuy réciter loolu xam-xam man laa gëm ne. mooy source d'élévation morale. président ne benn. xale bi day jàngi. ñaar dinañ ko ñàkk. non c'est bon. mais programme yooyu yëpp. mais bilan président kay nag. d'accord moo tax nit ñi génn. d'accord nit ñi d'accord lañ ci. ndax foofu ci Casamance bu ñu fa desee ak yeneen dëkk yi. abri provisoire yi nga xam ni waxoon ngeen ko. 130 milliards la ci président def. te ba tey parewul. depuis 2 ans. ngeen waxoon ni ngeen ko boucler kañ la ñu indépendant. 60 non waxuma kañ ngeen ko wax laa waxuma kañ ngeen indépendant ci abri provisoire. may ma 60 la ñu indépendant. 130 milliards. te ba léegi parewul. Pape defal ndànk 60 le président la ñu indépendant. boo président Macky Sall sax juddoogul. 60 la ñu indépendant moom elle est née après les indépendances. 60 ba 2012 abri provisoire moo nekkoon fii ci gox goxaat yi. président ne loolu laa la ne ni mu yoree ne réew mi parce que ñi fi nekkoon avant lu tax ñu bàyyi abri provisoire yi. lu fi amoon double fleek ay xaw ma lan ak mais loolu. mais su ngeen demee lu koy def na egg. délai yi ngeen joxe aussi tàmbalee na bis bu nekk ni keroog wax naa ko. ma ne sous préfet yi sax léegi dañuy inauguré ñoo ngi Serigne Mbaye Thiam suba ba ngoon mi ngi inauguré fii mu nekk nii am na loo boo xam ne 30 milliards la daanaka partout ñoo ngi tabax ñaata lycée la fi président tabax ñaata mais dama ne bilan président moom. mën nañ ko attaqué ci lu ne moo tax gars yi doo leen dégg jamais ñu wax ci bilan président jamais. parce que bilan bi moom peuple bi d'accord. ndax li nga wax ci bilan ndax mën nga ko wax ci état de droit. ndax noonu la ko bismillah ndax noonu la ko ñoŋale. ndax noonu la ñoŋale état de droit. ma ne bismillah. cas yi nga xam ne gis nañ ko fii rek ci régime am la ñu dégg koo xam ni gracier nañu ko tëj ko gracier ko mu génn ñu naan bu fi duggaatee dinañ ko tëj kaso. duñ ko tëj kaso mais Pape ñaar kañ. Pape grâce du amnistie benn ñaar président tëjul kenn. jugé Pape dinaa la wax confidence man premier ministre xaw ma benn juge ku ma ci taseel su ma la nuyul xaw ma sa tur. waaw mais am nga ministre de la justice bu leen xam mais am nga ministre de la justice bu leen xam procureur la xam. waaw mais am nga ministre de la justice bu leen xam waaw. benn juge xamul sama bureau wala sama kër xaw ma leen xamuñu ma xanaa télé parce que Pape. aw ma sañ-sañ wala ñime fitu di convoquer juge sama bureau lu ma koy wax da ngay jalgati yoon wala defal yoon wala machin loolu sama yoon nekku ci dama ni grâce bu ñu musul gis président Macky Sall il n'a jamais mis quelqu'un en prison loolu du liggéeyam moom dafa ne bonne gouvernance tribunal condamné na nit teg ko peine teg ko lu mu war a delloo ci xaalis looloo am def nay recours daaneel ko ci suñu droit ñun ci réew mi ni charte réew mi di doxee président pour des raisons humanitaires moo ko demandé nag moom ak famille am condamné bi moo ko demandé moom ak famille am lettre ba maa ko lire kenn wax nii maa ko te ñoom ne amul dama lay wax rek Pape. ah non mais xoolal Pape dama lay wax. famille am. moo ko signé. dam déglu ma rek. non ndax moo ko signé ma ne foofu laa mën a yem. ci mbiru état moom moo demandé. soo dee moo ko demandé lettre baa ngi fii. ndax ma ne kaay ma ñëw rek moo demandé. pour des raisons humanitaires président na ko baal. donc moo ñu bu ñu toogee fii ñu naan dañoo exiler nit loolu ma ne waxu politicien la Pape ba mu ko demandé. nit ñëw andi lettre ba andiwaat ko ba mu jigi président ne raison yi ñu wax moom baal na nit ka ci lim ko mën a baal mooy fa mu nekkoon mu génn loolu mais la mu yoreel réew mi loolu moom mënu ko baale ndax diggante condamné bi la ak réew mi ak peuple sénégalais. mais bu toogee fële moom mën na ko bañ a fay mais bu ñëwee fi da koy fay def waaw président moo fi andi avion wutal ko essence
jël waa ji dugal ko ci avion bi loolu amul ay xaritam ñoo andi avion ci ngoon nga mu ñibbi mu génn dëkk bi ma naan mu ñibbi mu génn dëkk bi loolu dëgg wata waasaw bil xaq man dëgg laa gëm li may wax nii looloo am ndax dama koo dund par mes fonctions mu génn dëkk bi mais dëkk bi kenn moomu ko du sama maama ko moom du titre foncier kenn du sa bos du sa maama ko moom président Macky Sall dañ ko koo dénk mais moomu ko ni fi président Abdoulaye Wade c'est-à-dire mu nekk ca àll ba mu nekk ca àll ba loi bi li mu permettre xoolal loi bi li mu wax mooy bu dellusee na fay bala muy dellusi na fay bu fayee jeex na loolu la loi bi wax président Macky Sall nag am na yërmande na mu ko baale woon ak yooyu la suite man xaw ma noonu affaire bi mujjee mais li wóor mooy fii mu nekk ni dëkk bi fi mu toll bu ñëwee day fay. waaw loolu mooy kaawu Karim Wade kaawu Khalifa Sall loolu mooy gouvernement ñëw beneen cas bu gën a doy waar ci justice loo xam ni tam mosuñu ko gis ci 2 ans ñu patame benn atte lépp loo xam ni par exemple non lépp c'est-à-dire loolu xam nga li ma lay wax ni yëpp c'est la première fois grâce boo xam ni gracié nañ ko nit coow li am ci mënu fi ñëw l'affaire Khalifa nekk beneen affaire boo xam ni est-ce que loolu yaakaar loolu ni aussi dossier ba xam nga lu tax ma dugg ci xam nga lu tax ma dugg ci réew a dafa nekk foofa lépp lu ñu ci waroon def da nekk léegi féete gannaaw ak kon affaire Khalifa xam nga ni wërëw ne maa ngi ñëw timis teel na wante sama papa daan wax ci guddi la bokk lii dafa féete boor mbir mii nga tudd man ragaluma ci ñu waxtaan ci féete na boor ci bii côté ci loi yi fii mais bis bu nekk nga dégg tam ay recours ak ay machin léegi defe nañ ne tribunal loi bu nekk ca biti lu nekk ca biti war naa mën a ñëw imposer ñu comme loi lu nekk ci biti kat yaa ci boole sa bopp Sénégal mais déet CEDEAO yaa ci boole sa bopp aussi CEDEAO signé ay chartam mais war ko respecter aussi CEDEAO waaw CEDEAO mënul la fexe ba ay décision wala ay arrêt ñëw su doole suñu cour suprême loolu amul ñu ñuy waxante dëgg ñun suñu droit am na fu mu yem te ba léegi muy CEDEAO wala feneen ci monde bi waxuñu fi ne diw mii kat nañ ko génne waxul de dañu naan ca procédure ba xëy na bañ ko wooyee waroon nañoo andi avocat tout de suite wala ceci donc nañ ko fay temps loolu état bi wax na ne li mu ci war a respecté koy respecté lépp loo xam ne teg nañu ko te mu jaar yoon dañ koy respecté donc ñun amuñu problème Pape mbir mi daal wàññiwuñu candidat yokkuñu candidat li xew mooy conseil constitutionnel moo fixé liste yi ba mu ko xasee ba fixé juróomi candidat ñoo fi nekk fi mu nekk nag c'est le temps des candidats ce n'est ni le temps de mon temps de Mohamed Dionne ni le temps de Pape Ngagne Ndiaye ni le temps d'un autre juróom ñii ñoo am parole ñoom ñëpp ñoo ngi ci terrain bi incha allah le 24 février dañuy voté ci jàmm jàmm am après ku ñu fal la yàlla nekk nag Macky Sall juróom yooyu sa candidat ni dafay gagné ci 54%. sama candidat waxu ko non yooyu tam xanaa doo fi nekk lu ñu wax nga weddi ko déedéet sama candidat ñu wax ko ci journaux yi ñëpp gis ko ma ne loolu du sax jikkoom bu ko déedéet sama candidat moom du wax ne dinaa gagné lii déedéet dafa respecté peuple sénégalais yéene mooy mu gagné au premier tour mais pas fichier bi rëy na plus de 6 millions de votants d'inscrits carte yi ñu joxe leen ci biir réew mi 97% boo boolee diaspora les 300 000 et cetera le temps distribution bi boo ko boolee diaspora le fichier global ñu distribuer carte yi 95 virgule quelque chose pour cent ku ne fii mu ne yaa ngi ak sa carte. ku nekk yaa ngi ak sa carte yow ne nga 97%. xam nga ni kay am na nombre boo xam même bu dee benn sax. ci démocratie voix am dafa compter. nit inscrire na te du voté. fii ak le 24 février rek bis bu nekk hôpital yi nit ñaa ngi wàcc liggéey. yàlla nañu fi yàlla bàyyi ba ñu fekke ko. donc fichier bi 100% mënu cee am. ndax nit inscrire na carte am pare te fekk nekkatu fi. d'accord donc bul ne benn rek. voilà PM dina yomb premier tour boobu nga ni yéene président la ndax yaakaar nga dina yomb ci yéen gis ngeen benn coalition bu ngeen jàkkaarloo Idy 2019 gis nga ñi nga xam ne ñi ngi dellu ci ginnaaw ñi ngi ànd ci coalition boobu yaa ngi ree PM.
Pape. c'est-à-dire non yaa ngi Pape dinaa ree parce que xam nga lu tax Pape non dinaa ree parce que mais xam nga ree boobu aussi man xaw ma fan nga ko teg. fi ma koy teg dama la koy wax. te du cër itam dama la koy wax. waaw barki dem boo Ndiaye. yow nga dem élection législative am 10 000 voix wala 7 000 ñëw ne damaa bëgg a nekk candidat ñu loi conseil constitutionnel déedéet matle woo léegi ngi yow nga defee ne am nga rôle boo xam ne soo waxee peuple bi déglu la dañuy nax seen bopp bu ñu nax nag Idrissa Seck yeewul de gars yi nga xam ne kenn mënu cee nekk candidat kenn mënu cee nekk député loolu du force bi mooy fa nga bokkoon di Benno Bokk Yaakaar foofu la force bi nañ waxante dëgg. Idi xam na force Benno Bokk Yaakaar moo daaneel bu wat ca la bokkoon di. PM bul fàtte ni fi ngeen jaar nii bul fàtte ni fi ngeen jaar nii Abdoulaye tolloon na fa de. di fëgg dënnam di ree ñeneen ñi dajeeg Macky Sall di ko retaan ci ñaari oto ak ñetti oto non dama ni li ngay wax nii bul fàtte ni président Wade daje na ak président Sall di ko retaan ci ñaari oto ak ñetti oto yu mu yore woon Pape réewuma dama ne candidat yi fi mu nekk ñoo ngi ci terrain bi man daal sama candidat ci terrain bi moo jël ndam li démb yëpp réew mi yëpp da doon ree moo tax may ree am na ci candidat bu demoon Matam gis nga photo bi reewal parce que yow ci sa bopp ree nga réew mi yëpp a ree donc sàcc ndënd yomb na dama ni réew ma sous-estimé benn candidat mais daal gis naa candidat bu dem Matam ne cundum ci mu otoom kenn topp ko sama candidat dem Matam peuple bi déglu ko ndax dafa liggéey Matam était une région abandonnée ndox tali bu bees ba Matam Ila Touba nga génn def Linguère ña dëkk Matam xam ne lan la Macky Sall liggéeyal aéroport sax bu bees mi ngi fay dem ña dëkk Matam région Matam ñoom xam nañu kat mooy Macky Sall ak lu mu def moo tax bu ñëwee ñooñu topp ko te ñooñu président Macky Sall bu liggéeyul woon du am 3 600 000 parrain. xam nga foofu loolu nga wax noonu loolu mooy li yàq jeu bi. waaw loolu mooy li yàq parrainage bi. waaw 3600. loolu nga wax noonu 3 600 000 3 millions 600. waaw loolu muy li nga xam ne moo faussé jeu bi ci parrainage bi. lu mu ko faussé mais lan la yow est-ce que dañ la laaj loolu. moom 55 000 lañ la laaj. lu mu déposé. xam nga ni loolu mën na indi ay doublons mën na indi beneen problème. déedéet président Macky Sall bu déposé woon 100 000. mais attends ma ne bu déposé woon 100 000 sax mais feneen foo dugg pour mën a ay parrainage. mais loolu mooy indi doublons président ci 3 600 000 yi bu déposé woon 100 000 rek kon du nekk candidat tey ndax ëpp na liñ ko laaj. kon la mu déposé mooy li normal te 4000 daaneel nañ ko ci 4000 et quelques président Macky Sall peuple bi moo gis boppam ci li muy liggéeyal réew mi ak fi mu bëgg a yóbbu réew mi Pape dinaa la wax dara. réew mi fi mu nekk xam nga lu mu soxla. stabilité. mais moo tax xoolal moo tax du temps wu opposition. ci seen loxo la temps wu ay candidat la fi mu ne juróom. ñii nga xam ne ñun waxuñu ñëpp ànd ak ñun. loolu yonent yi sax amuñu ko du Insa du Seydina Mohamed du Moussa du kenn amul unanimité suñu borom sax am na ñu taxaw ne gëmuñu ko laajuñu ko it mais dañoo bëgg réew mi ndax ñoo ko bokk ñun ñëpp dañu bëgg stabilité ak dal fi mu nekk mi ngi ci seen loxo de. moo tax it ñoo ngi ciy liggéey Pape ñoo ngi ciy liggéey ndax réew mi li tax ma koy président nee naa la ci bilan man li ma ci njëkkee mooy Casamance stabilité ndax ci la jàmm ci la développement Casamance mën a am tey bu taxawee ne loi andi ko créer zone touristique spéciale d'intérêt national boo amee hôtel Casamance ndax tourisme bi ni yàlla may am na lu leen may fukki at doo fay sax charge patronale waxuma la impôt pour que doomi Casamance yi am xëy la liggéey pour économie Casamance am doole bu jàpp liggéey ak président Barrow ba yàlla dimbale ko mu inauguré pont bi bu Farafeñi pour Casamance gën a reconnecté wu la ci réew mi dama ne stabilité ci la yëpp xaj dafa am nag lu bees ci réew mi looloo andi woon 47 listes législatives yi andi fi 140 nit ñu demoon jëli ay dossiers ñëpp bëgg a nekk président pétrole ak gaz loolu pour suñu réew jariñoo ko il faut réew mi am dal te moo tax nag ñu ne stabilité mooy li nga waxoon ni bu ci kenn waxati pétrole ak gaz bi. waaw parce que réew mi yëpp a ko bokk te booba
demaguñ ci fenn ndam demaguñ ci ndam dikku. mais xam nga loolu itam. non xoolal loolu aussi itam du wax. loolu parce que boobu. askan wi ñu yittewoo ko muy seen yëf nga ne bu ci kenn waxat ci tribunaux yaa ngi fii déedéet booba ay sos lañ doon tontu man ak ministre ñoo toog yore woon pétrole mi ngi toogoon sama ndeyjoor diggante bi nag génn na mais ñoo toogoon def conférence de presse ak ministre des finances booba ku jóg wax lu la neex ñu ne non lii dootuñu ko nangu ndax toq pétrole bi sax amaguñ ko ci réew mi. gaz amaguñ ko fi ñu d'accordoon ci membre gouvernement bi yëpp nag. mais diggante bi ñu confirmé ne am na président Macky Sall fii Diamniadio dafa woote concertation nationale nitu jàmm la woo réew mi yëpp waxul politique rek de société civile ñëpp ñëw toog. expliquer ñu d'accord ne kat direction baa ngi nii dinañ defar loi pour partage revenu yi li pétrole bi di andi. muy médecin après la mort. déet booba revenu parce que déet. médecin lu ci bëri mais lu ci bëri ci teeni pétrole yi joxe nañ ko ba pare. doo ko créer loi bi ci assemblée nationale bëgg Demba Ndiaye. sori Pape waaw. kii kay c'est le médecin vraiment de famille le médecin qui travaille pour qu'il n'y ait pas mort tout de suite xam nga lu tax amaguñu benn revenu ndax pétrole bi génnagul 2021 2022 la amaguñu ci benn revenu. lu ci indi Total. mais lu ci andi BP. lu ci andi Cosmos. lu ci andi BP lu ci andi Cosmos loolu ñooñu pour saytu la mais saytu da ngay saytu perte réew mi ba mu nekkee réew ba léegi mais président Abdoulaye Wade ñaata la joxe permis de recherche président Abdou Diouf ñaata la joxe Senghor pareil di nga joxe permis de recherche dafa taxoon ñu am ci 1 litre de pétrole mu feeñ permis de recherche kooku beneen mbir la demal nga saytu ci condition yaa ngi nii boo saytoo code bi appliqué wu. suñu wàllu génn yow yaay investir bateau bi saytu Pape waxuma sax ay sismique 3D kii yooyu dafay compliqué mais bateau bi def recherche rek $1 million ngay fay par jour. soo ko fi andee 6 mois $1 million mooy 500 millions ñaari fan yu ne $1 milliard. boo ko fi andee pour mu saytul la juróom-benni weer. d'accord ñaata champ de pétrole kooku Sénégal amuñu doole boobu ku fi toog naan nañ ko defal suñu bopp li ngay waxutaanu politicien. D'accord. mais suñu koom-koom mayuñu ko donc président Macky Sall woote concertation ñëpp ne il faut que ñu xoolaat mbir mi bis bu pétrole bi ñëwee nu ñu koy séddalee ñii ne environnement président na nga ko ci boole ndax côté yi ñeneen ne ku nekk joxe sa xalaat. ñu tënk lépp def ko loi boobu dem na assemblée voté nañ ko. nit ñi ne président ne seet bi kat nii mooy charte bi. pour ñuy def recherche boo trouvé nii mooy charte bi lii la ci réew mi di moom ainsi de suite ndax da ngay joxe bonus bu yàgg ba bonus amul woon. Total nag moom bi muy li ñu ko joxoon pour mu saytu waxuma mu trouvé na de wala trouvé sax. la mu war a saytu moom joxe woon na bonus c'était la première fois bonus boobu ñu def ko ci loi de finance mu dugg ci keesu état bi dañu ne pour nga léegi saytu bonus day am. voilà les conditions président ne loolu yëpp li ngeen d'accord gouvernement bi da ngeen ko tënk ci loi boo xam ne code pétrolier bu bees. président secteur privé toog organisation secteur privé yëpp ne président bëgg nañu gën a gis suñu bopp na nga ñu sooraale ci biir parce que métier pétrole bari na ñii hélicoptères yi dem bu ndax géej la nekk bëgg nañu ci investir président ne loi sur le contenu local. léegi raffinerie yi ba ci fin bi. président loolu lépp mu tënk ko la ñu d'accordoon foofa ca concertation yi ñu def ko loi loolu it jàll na. donc président kay. wax dëgg yàlla. jërëjëf moom c'est une approche inclusive. merci beaucoup voilà jërëjëf premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne ma bàyyi la bu fekkente ni am nga message boo xam ni nag moom ngay jagleel askan wi xam naa ci benn minute s'il vous plaît. parce que waxtu bi dab nañu. jërëjëf yëguma sax temps bi jàll. maa ngi lay remercier Pape ci sa invitation bi li ma bëgg a wax rek askan wi mooy. élection yi ñu nekk ni ko président Macky Sall defee wax na ko waxaat ko wax ko ci organu état bi conseil des ministres mi ngi ci relevé des conclusions du conseil des ministres nii suñu candidat bëgg mooy ñu dugg ci jàmm génn ci jàmm
que le meilleur gagne loolu laay wootee dal ndax dal ak stabilité ci la lépp xaj ñi nga xam ne tey ñoo ngi wootee fitna parce que fitna lañ woote peuple bi bu mu leen déglu nu leen opposé jàmm ndax jàmm moo ëpp doole fitna fii ñu toll nii ñi am droit ci kaddu mooy juróomi nit ñi nga xam ne ñoom le président ñoom le président conseil constitutionnel ak membre conseil constitutionnel retenir ñu affiché ko juróom yooyu sama candidat mi ngi ci mais am na yeneen candidat yooyu yëpp tey ñoo ngi ci terrain bi di campagne dëkk bi jàmm dong moo fi am avant élection yi kenn deewul pendant élection yi ak campagne bi kenn deewul nii fi mu nekk nii yàlla nañu yàlla dimbale ñu continuer ci jooju jàmm ba le 24 février incha allah ñëpp dem voter jërëjëf vote nag pas foofu laay jeexale c'est un devoir civique mais il est garanti également par la loi dañ ko encadrer code électoral loolu moo tax ma ne ñiy wax yenn yi waxu politique la ndax ñoo fi taxawoon ne Macky Sall du campagne baa ngi dox ku fi ne incha allah le 24 février vote du fi am loolu defe naa ne waxtaan la rek mais vote dina am ndax état bi koy organiser it dina jël ay matukaayam pour vote bi am donc ayez confiance dem leen ci jàmm yàlla nañu may jàmm incha allah le 24 février nag sama yaakaar mooy président Macky Sall li mu liggéey ci réew mi ak yéeneem bi mu am nga xam ne bi mu jógee ba léegi peuple bi yëpp a ngi ko ci topp di ko won seen satisfaction yàlla nañu yàlla may ba mu jël ndam li continuer liggéeyam pour réew mi jërëjëf mu nekkoon premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne man tam ma lay gërëm bu baax ci turu groupe Futur Média ci wuy si bi nga xam ni wuy si nga ko télévision Futur Média ak Faram Facce ñu xam ni itam dëgg la naam communication bi nga yëkkati ñor na la waaye itam confiance bi nga am ci groupe bi ak cër bi nga leen jox loolu ñu ngi koy apprécier bu baax di la gërëm ndax ku ne xam na ni sa jot jafe na loolu wóor na mais terewul itam xajal nga ñu ci loolu ñu ngi la ciy gërëm bu baax di la ñaanal itam li nga xam ne ñaan nga ko ci sa candidat bu gënee ci réew mi yàlla na ko yàlla def bu gënul ci réew mi itam yàlla nañ ci yàlla dimbali kon nag jërëjëf bu nekkoon seen émission Faram Facce ak télévision Futur Média ñu leen di jox rendez-vous incha allah ëllëg ci même heure bu soobee yàlla dinañ dikk ak yéen ci beneen plateau politique jërë ngeen jëf c'est trop mbir mi dafa ëpp nii. audit yi d'accord nañ. buñ sa jógee du auditer samay doom ñaari doom yi nga xam ne liggéey nañu gouvernement